mbokki télévision Futur Média ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ñëwaat encore seen émission Tok Tek ni ñu ko baaxoo jeudi bu nekk à partir de 17h ci télévision Futur Média Tok Tek di dugg ci biir askan wi di waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne ji askan wi ñoo ngi koy dund ngir ñu mën ci am solution mën ci am yoon yu ñu mën a jaar ba saafara ko Tok Tek chaque jeudi ci télévision Futur Média à partir de 17h ma ciy ànd ak Malal Diagne Junior Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Mamadou Ndiaye di nuyu ñi nga xam ñoo toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan di nuyu sunu gan yi tey nag danoo génn ci mairie yi dégg nga génn ci bureau yi gàddu ñaari body benn survêtement ne ci mbedd mi ambulant wu mbay. ambulant wu mbay mi ngi noonu loolu suñu ko déggee mi ngi jëm ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy dalal tey ji seen émission Tok Tek ak li ñu fas yéene waxtaanee ci Tok Tek ñi ñu dalal ñu am doole lañu ci koom-koomu réew mi. waaye jamono ji dañoo nekk ci ay jafe-jafe li ko jur bari na ñi ngi ak waa association ànd taxawu Sandaga dinañ waxtaan ak ñoom ci secteur informel bi ak jafe-jafe yi nga xamante ne ji mi ngi koy dund bi ñu leen jëlee marché Sandaga yóbbu leen champ de course ñoo ngi leen di dégg tout le temps ñuy ñaxtu ana lan moo ci am dëgg-dëgg ndax saafara am na ci ak lu ñu yaakaar ne moo koy saafara loolu lépp dinañ ko waxtaanee ak gan yi Malal soit ma bàyyi nga dalal leen ay ca xam ma tàmbalee kilifa gi gannaaw ci dañ koy rusee bi jaaw yi sëñ bi jaxate ñu ngi lay dalal jàmm ci Tok Tek bu ñu bala nga nuyoog téléspectateurs yi. jërëjëf Malal ñu ngi sant yàlla bu baax yëkkil micro bi tuuti. waaw kay ma ne ko jërëjëf Malal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci dalal bi ngeen ñu dalal mu nekk opportunité boo xamee ne sunu complainte yi ñu amoon ci àddina yëpp dañ ko fi sotti tey defe naa ne tey macha allah tubaar fakal la. alhamdulilah keneen ki ñuy dalal it moo di Moustapha Diouf. Moustapha Diouf ci biir association ànd taxawu Sandaga mooy chargé à l'organisation Moustapha maa ngi lay nuyu. jërëjëf Mamadou Oumar Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu Malal vraiment di kontaan ci Tok Tek bi ngeen ma invité tey invité ci ATS ànd taxawu Sandaga ma war fee leeral li nga xam ne nii tey ba ñu jëlee Sandaga depuis le 2 août bee passé muy 7 mois ci tey mën nañu ko calculer noonu ñu war fee mën a leeral nag fi ñu toll ak bañ fa jógee léegi yan jafe-jafe lañ fi dund ak yan lañ fi jànkonteel. ci kanam tuuti la ñu koy faram-fàcce ni ma koy waxee Malal association ànd taxawu Sandaga la ñu dalal Bamba Fall moom mooy secrétaire général bu association bi donc je pense que jataay bi daje na matale na ngir ñu waxtaanee dëgg-dëgg li leen soxal ak yi leen yitteel Bamba Fall maa ngi lay nuyu. waaw ñi ngi lay fay Mouhamadou Mohamed Ndiaye di nuyu Malal di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom laa àndal di nuyu waa Sénégal yëpp di wax ni tey daal defe naa ni. bis la boo xamante ni rëy na ci ñun ndax dinañu permettre ñu wax li nga xamante ni mooy suñu jafe-jafe wax li nga xamante ni moo ñu metti ak lépp loo xamante ni daal luy jëmale réew mi kanam la. tubarkalla ma nga noonu ma bàyyi la nga doxal. ma nga noonu dégg nga léegi si Moustapha mu ngi wax ni ci weeru août 2020 lañ leen jëlee ca Sandaga yóbbu leen foofee ca champ de course boobaak léegi naka ngeen nekkee fañ leen dalal. waaw Malal vraiment lañ fa nekkee defe naa bu ma koy xalaat sax wala ma di ko wax samay bët day taa parce que defe naa ne période bi ñu toll muy période bu jafe ci àdduna période bu jafe ci Sénégal muy période boo xam ne ni période boo xam ne mbas dafa engagé àdduna bi yëpp. ñu toll ci période boobu ñu ñëw fekk ñu fi barab boo xam ne dañ faa juddoo yaroo fa ñu ngéntee ñu fa ñun ñëpp ñu xëy benn jamono ñëw démolir ñu fa. ne dañoo war a taxaw ci parce que milieu ba ñu nekk milieu la boo xam ne ni moo raw ba mooy deuxième batalo Joola ñu toog adduna bi yëpp di arbitrer ñu toog ak ay autorité ak ay kilifa waxanteeg ñoom la ñu waxanteeg ñun bu ngeen fi da ngeen fiy jógee ñu defaral leen ko parce que bombe retardement la defe naa ne boobaak léegi ban fa jógee tey képp koo xam ne nii ay journaliste ngeen bu ngeen fa def seen investigation xam ne lor nañu njaboot goo xam ne ni tey ñu ngi dund bu métti di dund boo xam ne nii vraiment defe naa ne man dama koy commencé li ma koy faral di wax sama bopp man tey jii ba ma jógee Sandaga 2000 août ba léegi nekk centre de course ñu yóbbu ma fa bu may dem sama kër sax du ma bëgg a yegg sama kër parce que bu ma xëyee sama njaboot di ma laaj dépasse bu wóor na ma ne du ma am lu ma leen jox ñu jàngi du ma am lu ma leen jox ñu jël te defe naa bari naa ci morom kon defe naa ne souffrance boobu ñu ne ko teg te amatuñu kenn koo xam ne gis nañ ko wax ak moom muy autorité nañ fa yóbbu woon dañoo demoon ci ay kër kilifaay diine wax fa seeni wax ñun ci kilifaay diine yooyu woo ñu ñoom tam wax na lañ ñu wax ñu dégg ko muy sëñ Mountakha Mbacké yàlla na yàlla dolli ay leeram amiin ba nga xamee ne wax nañu ko moom la ñu wax ne fii bombe retardement dem won ko ay film won ko ay maal won ko ne ko bombe retardement daanu ci seen kaw sëñ bi ñaan ñu nenu na ngeen ànd ak ab yar ak teggin te dem ca la nga xam ne moom lañ leen liggéeyal
bu ngeen fa demee ñoom la ñu wax dinañ ko def ñu ne woon 45 jours la ñuy commencé liggéey bi mais defe naa boobaak léegi waxuma la 45 jours teg fa waaye xeer sax teguñu ko fa fii ne boo fa demee tey ji la nga fay fekk sax damay rus sax taxaw ci télé di ko wax mais nag dafay am loo xam ne foog nga leeral ko askan wi ñu xam ko ñu xam ne suñu kilifa yi responsabilité bi nga xam ne jëloon nañ ko ci ñun ak li nga xam ne moom la ñu warloo ak seenu askan warloo ko waa Sandaga defuñu ko tey ji ñi ngi souffrir bu métti di jànkonteeg ay difficultés yoo xam ne ni vraiment ñan ñoo leen jëlee Sandaga ban ministère la wala yan ministère ñoo leen jëlee Sandaga yóbbu leen Sandaga waaw damay cité nommément muy Abdou Karim Fafana parce que Abdou Karim Fafana bi mu ñëwee jëlewuñu fa ci xam-xam jëlewuñu fa ci dara daf ñu jële ci terme de politique ba mu ñëwee gis na ne Sandaga am na méthode bu fa président jëloon muy ñu defaral na ko ñu am maquette boo xam ne maquette bu fiable la 45 démembrement de état lépp bokk liggéey ko bañ ko bokkee liggéey ko ba pare ñu war a commencé dafa woon ne Abdou Karim Fafana dañuy ñëw tegal noo xeer ñu commencé suñu liggéey Abdou Karim Fafana ñëw ne Sandaga bombe retardement la moom dafa ñëw pour raser pour enclavement des vies ak hygiène publique hygiène publique nag bu fekkee ne da nga koy def di lor sa doomi réew yoo xam ne dañoo liggéey woon ci àll ba ñëw jël seen alal investir ko ci dëkk nga ñëw jël seen millions jël ay millions de personnes yàqal leen seen alal jël leen sànni leen fële defe naa ne kooku responsabilité président responsabilité ñëpp la kooku képp koo xam ne am nga baat Sénégal toog di ko seetaan defe naa am nga ci responsabilité te moom loolu Abdou Karim Fafana moo ne ko def donc loolu day wane ne jafe-jafe yi bari na mais bala ñuy soli Djibril Diakhaté dama bëggoon ñi ñuy seetaan xam ci yan condition lañ leen fa jële woon maanaam jële gi nu mu demee lan lañ leen wax bañ leen fay jëlee ak ñan ñoo leen ko wax maanaam expliquer ñu loolu ba pour mu leer ci bopp ñi ñuy seetaan. waaw dama bëggoon a sant rek waa Sandaga yi nga xam ne ñoo ma yebal pour me représenter leen àndoon naa ak Khadim Faye nga xam ne mooy secrétaire général adjoint ak Dame Nia nga xam ne moom mooy porte parole bi mais yàlla dogal na plateau bi yaatuwul. ne woon nañ ma sax ndax mënuñu bokkatu ci diggante 16 yi ma ne leen mënul nekk. kon dañ leen di sant bu baax a baax seen teewaay ñi ngi fee taxaw ak ñi amoon yéene ñëw parce que du ma la ko nëbb de ay t-shirt ak ay banderole ak yëpp préparé woon nañ ko fële yàlla dogal li mu dogal comme nee nañu rassemblement du mën a am biir plateau moo tax ñu ñëw fii tey dinañu comprendre mais man bala may tontu ci loolu dama bëggoon wax ak askan bi parce que askan bi ñoom ñoo ñu témoigné woon bi nga xamee ne dañu bëggoon a yëkkati Sandaga parce que loolu bañ koy waajal ëpp na 25 ans mais mosuñu ci aboutir bi yoon nag ba ñu ñëw ak benn façon compréhension boo xam ne dañ ñoo diaboliser d'abord pendant des années di ñu diaboliser ak population bi parce que dem nañu ba ne bombe en plein cœur de Dakar gis nañu journal bi ko fi bind ñu accepté ñu dem ba si yàgg ñu ne Joola biis mën na fee am bu ñu seetaanee dëgg la ñun xam nañ ne vétusté Sandaga am na mais xam nañ ne aussi tubaab yi la ñu tabax caaxaan daaneelu ko te li ko prouvé lakk na ñetti fan te boobu ba léegi ñetti nawet xaw ma juróom-benn nawet bâtiment baa nga taxaw fële ñun li ñu jaaxal tey mooy dañ ñu diaboliser woon ak askan bi ñu jël suñu responsabilité jàppoon ne ay responsable lañ ko séqaloon ñu accepter conditions yi ñu tegaloon yëpp ñu waxtaan juboo comme ni ko Moustapha waxee am benn maquette consensuelle ginnaaw bi nga xamee ne daje woon nañu ak président de la république ñi ngi ci di ko fàttali sax juin 2018 la woon moom moo ne woon dinaa tabaxaat marché Sandaga sur fonds propres ñi ngi ko koy fàttaliwaat durée de travaux 24 mois la ñu waxoon te boobu ba léegi egsi diggee bor la monsieur le président ñi ngi lay fàttali li nga digge woon ñi ngi ko dénk nag doxaluñ ko yoon parce que crise de confiance dafa dox suñu diggante ñu diaboliser ñu ak askan yi ñu wan leen ne ñun responsable lañu mosuñu yëkkati pëna mosuñu sànni xeer te 2013 ak 2020 defe naa ne 7 ans écoulé nag jot ngeen fi yëngal de marchand ambulant yi non marchand maa ngi fàttali ko ba ngay ñëw si xaar dëkk bi taal yi pëna ak def déedéet dool du ATS ñeneen la woon yeneen marchand ambulant yeneen la woon parce que démembrement marché fii ñi fi toog yëpp dañu am ay places yu valable am ay cantine ak ay magasin mais monsieur Diakhaté lii ma bëgg ñu leeral ko bu ñu waxee association bi marchand ambulant yéen lan ngeen ci déggee marchand ambulant mooy ki yoree ñetti surement di jaay ci mbedd mi mbaa ki nekk ci boori bâtiment Sandaga ba di jaay mbaa ñi ne ci biir Sandaga di jaay ci biir bâtiment bu màggat ba marchand ambulant daal c'est très facile à définir mooy ki nga xamee ne bëgg na commerce te amul fu mu ko jaayee muy wundaalu kooku la ñuy wax marchand ambulant wundaalu boobu tegu na ci yoon ndax dëppoo na ak sarti réew mi am déet waaw mais lan moo tegu ci yoon ci àddina bi déet ndax man dem naa Brésil waaw gis fa ay sénégalais yoo xam ni li sénégalais def fii Sandaga la ñuy def mooy marchand ambulant waaw bu leen jàppee dañuy jël bërigo dagg ko ci digg bi waaw jël njaay mi dugal ci biir sotti essence taal ko ba mu tàkk ñu la demal
waaw li ci Brésil parce que dañuy tere marchand ambulant leen gannaaw am ngeen ay association yu bëri lu leen tere kon ngeen dajaloo dem bind ministère mu jox leen pak tabaxal leen marché bu jaar yoon ku ne am cantine ngeen liggéey bàyyi marché bàyyi télé bi. xam nga boo jëlee exemple ci Brésil par rapport ak Sénégal 15 millions d'habitants waaw Brésil géant la mënuñu bokk ñun moo tax nag Sénégal war a gën a neex a defar. mais ndànk la ñuy dem ndànk Waaw. mais ñu ngi ci yoon bi Aha. parce que aujourd'hui bu njëkk ba dañ ne woon libano-syriens yi ñoo fi nekkoon waaw ñu jóge fa Mauritaniens yi accaparé ko waaw ñu jóge fa léegi defe naa ne kenkayri boo gis Saalum Saalum ma ko yore ak bawol bawol. importation bi nga gis bawol bawol yaa koy def kon sama Kajoor bopp. bawol ak yëpp daje dañ fi kon ça veut dire que ñi ngi avancé petit à petit daawoo jënd marchandise ba ñu jox la facture waaw magasin boo dugg fekk fa caissière ñu defal la ticket waaw. kon ça veut dire que lentement mais sûrement bu ci état bi jàppee dinañ dem ba conteneur bu suñu xalaat nuñ koy indee waaw. gis nga ko tey bu du woon ak ñun économie bi nër mooy li nu bu yàgg kon commerçant moom mooy këru lépp këru économie bi te mooy jeexitanu lépp loo gis ci àddina ci commerce bi lay mujj te ki di commerce di marché parce que bu du woon ak marché importateur du jaay mais boo li ngay wax nii dafay tegu si commerce bu structuré commerçant amab boutique amab marchandise ay étagère amab caissière mais ñi nga xam ne ni jaay ci mbedd mi yoruñu boutique fayuñu patente fayuñu juuti tere nit ñi dem tere nit ñi dikk ñooñu ndax dañu bokk ci ñuy defar koom-koom. mais ñi ngi fay juuti nag da ngeen di fay juuti yéen ambulants yi patente ngay ñi wax taxaw di jaay dañuy fay. dañuy fay juuti chaque jour ñaata ngeen di fay juuti xanaa kees gi kañ dafa demul ca kees ga ah am na ñuy fay fanweer am na ñuy fay 200 ba 300 francs xanaa kañ fa mu war a dem la demul kon fay googu mooy légitimiser. dama li ne ngeen ne ci mbedd mi. dama ne waa mairie yi ni ngeen di encaisser di leen ko génne di ko delloowaat Ndiaye Mbour feeñ na foofu nit ñi léegi très bien dee leen ko delloo nit ñi léegi xoolal joxal ma micro bi Bamba man Fall. d'accord ma ñu naan marché Joxal ma market micro la bi Bamba. te muy encaisser ay recettes 1% bu ko doon reversé waat benn marché du màgget parce que ku mën a entretenir sa Ndiaye, oto balaa entretenir muy sa ñëw kër Aïcha. yaakaar naa ne jaxate yan agent mairie nooy ñëw ca yéen di leen encaisser par bis. ñoom ñëpp commune bi seeni agent ñooy ñëw di dagg juuti chaque mois dañuy fay abonnement cantine yi 3000 4000 ba 9000 francs nañu génn xaalis bi di ko delluwaat ci mairie yi li ci des lu leen neex nañ ko ci def loolu leer na loolu leer loolu na Bamba damay faral di dégg seeni wax ngeen ne dañu leen a jëlee Sandaga yóbbu leen champ de course lañ leen fa waxoon gisu leen ko te ba léegi pour ngeen am interlocuteur dafa jafe lu waral problème boobu. bon problème boobu li ko waral ma delloo si tuuti rek di wax Malal ni ko ATS ànd taxawu Sandaga ay commerçant la yoo xamante ni seen i magasin ak cantine lañ yor. donc ambulants yi bokkuñu ci. yéen bokk la nag ambulant yi. bokk ambulant yi ci lañ bokk. Voilà. mais c'est-à-dire su waxee yéen ambulant yi day mel ne ña fa nekkoon ñëpp ay ambulant lañu yoo xamante ni dañuy def occupation anarchique. parce que yéen ni ngeen di waxee du ngeen def du ngeen ko toj ba mu leer bu ngeen waxee ànd taxaw Sandaga du ñu xam ndax ñu yore cantine la wala marchand ambulant yi la wala ñëpp a ci bokk. non ñëpp a ci bokk. suppu kànja daa am paañ am yoxos jeex na voilà. ñëwal nga faal nga sant moo tax. bon léegi pour ñëw ci sa question xam nga marché bi nga xamante ni mi ngi doog a lakk bi mu lakkee dañu taxaw amuñu ku ñu waxal amuñu interlocuteur bu ñu demee fi nga xamante ni mooy hall et marché ñi nga xamante ni ñoo res na marché yi lan ñu wax mooy mënuñoo wax ak yéen parce que amu leen këyit ñun ay délégué la ñuy waxal ci booba la ñu créé ànd taxawu Sandaga muy association boo xamante ni dafay xeex pour ñu defaraat marché bi delloo ko aux ayants droit loolu bi mu amee def nañu mun naa ni tuuru Sénégal def nañ ko dem nañ ci kilifa yi diine yi dem nañ ci autorité yi fu nekk partout dem nañ fa fu ñu dem fu nekk lu ñuy wax mooy dal leen yaru leen bu leen toj bu leen yàq ba nga xamante ni defaral nañ li ngeen bëgg ndax violence defarul dara. ñu dégg loolu topp ci loolu ñuy dem di dem ba nga xamante ni nii jël nañu dossier bi yëkkati ko ci ministre du commerce avant boobu sax ministre dañu seeti président mu boole ñoog ministre du commerce de l'époque mu nekkoon monsieur Alioune Sarr. monsieur Alioune Sarr daal ñuy booleeg le directeur du commerce intérieur muy kii nu mu tuddati. Ousmane Mbaye ñu non léegi Diallo la. waaw boobu Ousmane Mbaye moo fi nekkoon ñu def benn comité de pilotage boo xamante ni
ñun amoon nañ ci 10 représentants waa AGETIP sapeur pompier waa maanaam matoon na 15 daal démembrement de l'État yoo xamante ni dañu doon liggéey pour trouver benn plan boo xamante ni dina convenir que ñun ci li ñu bëgg. bi ñu demee ba loolu taxaw ñu jël plan bi yóbbu ko chambre du commerce à l'unanimité ñëpp d'accord ne ànd nañ ci plan bi le ministre de l'époque daal ni dina ko présenter conseil des ministres bi mu ko présenter gisewaat nañoo ak moom mën nañu en mois de décembre incha allah les travaux vont démarrer ñu jékki-jékki mois de décembre passé gisuñu dara fekk boobu veille élection la ñu toogaat dégg ne waa dossier bi jël nañ ko ci ministre du commerce jox nañ ko ministre de l'urbanisme ci la Abdou Karim Fofana ñëwee gisuñu ñu toog ak moom waxtaan ak moom plusieurs fois nag dem nañu ba ñu teg ay conditions yoo xamante ni pour ñu jug parce que ñun dañu ko noon fekk leerul ci ñun duñu jug ndax bari na ñuy dégg ñu naan na est-ce que dina nekkaat marché loolu mooy li nga xamante ni mooy daw ci rumeur yi. maanaam fañ leen jëlee. Sandaga waaw na Sandaga ndax danañ ko defaat marché waaw. ndax dina doonaat marché est-ce que waaw ndax buñ ko tabaxee marché lay nekkaat ndax fi mu nekk c'est en plein cœur de Dakar ñëpp soxla nañ ko mais ñun la ko yàlla jagleel ñun ñoo fa nekk ndax ku ci nekk ci ñun bari na ñoo xamante ni liñ fa investir boo ko xoolee ëpp na sax ay immeuble. d'accord mais yaa ngi woon ci yoon Abdou Karim Fofana ñëw ak dossier bi après moom dafay jógee. waaw léegi dossier bi ci loxoy kan la tege fi mu nekk nii. actuellement bi mu yëkkatee marché bi ba pare. avant mu ko yëkkati sax dañu toog ak moom mu xamal ñu ne marché lay nekkaat mu xamal ñu ne dinañu def des contrats de retour dañu booleeg préfet temps boobu préfet moo nekkoon suñu interlocuteur entre ñun ak moom. mais wax yooyu yëpp bi ñu demee ba nangu ko ba jug ci la ñu gëj a wax ci wax jooju amuñu contrat de retour bi ñu doon wax préfet bi des fois mu recevoir ñu des fois duñu recevoir. léegi biñ ko wàccee ñu jëlaat dossier bi delloowaat ko ministre du commerce boobu ba léegi biñ ko delloo dossier bi ba léegi toogagul ak ñun def nañu ay ñaari yoon yoo xam ne bu nekk def nañ demande d'audience mais ba léegi mënuñu fexe ba mu recevoir ñu. voilà léegi ñoom bi ñu leen jëlee Sandaga Malal. dañ leen a yóbbu champ de course. champ de course. Moustapha ngeen ne champ de course arrangé wu leen. lu tax. tubarkalla. waaw champ de course damay ñëwaat tuuti rek ci benn affaire boo xam ne ni Malal mi ngi koy wax. àdduna marché ambulant mënu ñàkk fenn man mii di wax ak yow 1992 laa génn fii dem Europe. liggéey bi sama alal ñëw te loolu rek laa fa doon def ambulant. benn jour sax maa ngi tooñ monsieur le préfet di ko wax ne ko man dama gis via ba nga xam ne moo gën a rëy ca Napoli ñu di ko wax via Bologna. ay étranger ñun sénégalais yi ñoo tax ñu baare via boobu ay oto fa doon jaar mais léegi dañ ko baare def ko riiw sénégalais parce que xam nañ ni nit ki fu mu nekk day dund pour talooree leen pour ñun mais lu tax sa réew boo fi ñëwee loolu doo ko fi mën a am te li nga wax noonu que ñun suñu xeex waa ànd taxawu Sandaga ñun ñëpp a bokk ci ñoom même gaaykatu gerte caaf bi dafa bokk ci réew mi parce que loo gis borom bitigu mbagg boo gis xel ma am magasin bu mag a ca ne ñun ñii di wax ak yow ñëpp kenn ku ne jaar na ci ambulant mais dafay am loo xam ne suñu autorité dañ ko def suñu autorité dañoo boolewut commerçant boolewuñu marché ambulant boolewuñu kenn lenn loo xam ne ni commerce boole nañ ko muy secteur informel dañ ko nasaxal boobu ñu ko nasaxal moo tax duñ ci am idée bu baax duñ ci am idée bu rafet duñ ci am résultat bu baax parce que est-ce que tamit du li wolof naan ude nu mu la gisee noonu la lay ëwale waaw ndax bu fekkente ne nga baal ma ci kàddu gi nangu leen a tege ci yoon parce que yéen sax avant ngeen di organiser wu pour mën a porter combat bi Bamba wax na ko mooy da ngeen a bàyyi ba ñu war leen fay yëkkati ngeen bëgg a xeex ñu ne la mënuñu leen reconnaître parce que légitime leen ngeen soog a jóg di organiser wu di porter combat bi est-ce que du yéen a leen may aussi lu tax ñu leen di nërmee leen noonu lu tax ñu leen di xool voilà lu tax ñu leen di ñemee leen noonu loolu Bamba da koy wax mais loolu dafay am loo xam ne ni gis nga état ki tegu ci yoon ki nga xam ne moo mën a taxaw seene ko ci ay décision yi nga xam ne bu ko jëlee da koy arrangé toujours du ko nu nga reconnaître ATES ànd taxaw Sandaga gi ATES bii ngay gis nii bari na autorité yoo xam boo taxawoon laaj leen ATES du ñu ngoo tudd ATES parce que xam nañ ne ATES ñooy kuréel gi nga xam ne kuréel gu fiable la goo xam ne commerce yi ñoo leen tax di xeex seen i intérêt commerçant moo leen tax di xeex tey ji loola ñu wax ñu autorité yooyu ñoo am na ay délégués yu fi nekkoon mais délégués yooyu bi ñu fi nekkee dañ fee nekkoon ak ñoom nekkal fi ñoom adduna day dox
adduna bi doy dox da ngay ànd dox ak moom xam nga ñoom ne nañ dañuy moderniser marché yi comme dañuy moderniser marché yi aussi dañoo war a seet beneen doxin boo xam ne nii nit ñi dañ leen a war a teg ci yoon marché yi ñun ci suñu bopp rek mën nañ ko defal suñu bopp waa léegi ñu ngi woon ci la leen gêné champ de course fa lañ leen yóbbu waaw fañ leen yóbbu fan ñu yóbbu ci champ de course la fa jagut dafa bari parce que champ de course bi ñuy dama la bëgg a wax dañu ñoo profité patamee ñu sànni ñu champ de course ba ñu fa yóbbu parewul dañoo xëy diabolition ak sénégalais yi nañ jóge fii ñu defar ko parce que booba desa taxu leen jóg ñu jël ñu patamañu le 2 août booba mi ngi période parce que bu ñu jullee ba ca suba ga Mouhamadou Maman Ndiaye ba ñu jullee ba ca suba ga kenn ku ne sax njaboot nga tal mais ñun dañ ñoo xañ suñu julli xañ ñu suñuy xar xañ ñu suñu lépp ñëw patam diabolition ak askan wi def ñu benn déclaration ñoom dafa am lu ñu waxante woon ak ñun dañoo waxante woon ak ñun ne bu ngeen fi jógee 45 suñu defar ko bu ngeen fi jógee duñ ko mën a defar ñu taxaw def déclaration adduna bi yëpp duñu seetaan ñu def ko en direct télévision ñu taxaw wax ne ni ñun suñu président muy président association bi daal ne kon d'accord nañ ci li ñu waxante ak yéen waaye li ñu waxante dinañ ko respecté waaye ñun itam li ñu waxante ak yéen respecté leen ko ñu war a ñu jël ñun ni respecté lañ wax ñu xëy jël ñu yóbbu ñu champ de course boobaak léegi muy préfet muy ministère de l'urbanisme muy kenn ku bokk ci ñoom koo mën a tey gis amul kii mi ngi lay wax ne la ministère de commerce lañ delloo de loolu dañ koy wax rek mais dañ koy dégg mais amuñ ci ñu lu leer ministère de commerce toog naa ñun mais boo ko laajan tey ji waroon na plateau bi ñoom nga gis leen fi kenn ku nekk toog ñu wax ñoom ñaar ñu wax mais est-ce que gis nga fi benn ñoom kenn ñi ma ci toogul ñun ci plateau parce que la ñu waxante woon ak ñoom ci kanam sëñ Sidi Mokhtar Mbacké radiyallahu taala anhu xam nañ ko ñoom te tey ji buñ fa demoon tey ñoom ñi mawuñu faa dellu suba parce que la ñu waxan defuñu ko champ de course ñu nekk fa bañ fa nekkee boobaak léegi la ñu fa seene mooy mënuñu faa jaay dërëm amut ay mesures d'accompagnement boolewuñu ko lenn loo xam ne nii am na loo xam ne war nañu ko lu tax mënu leen faa jaay dërëm xanaa clients yi dañoo ñëwul clients yi parce que nañ ñu fa yóbboo moo baaxul nit bu fekkee ne da nga koy jël di ko yóbbu fenn da nga koy jël ak intention bu rafet su fekkee ne intention bu rafet taxulaa jóg loo fay defal suñu borom du ci def barke Abdou Karim Fafana dafa ñëwoon pour toroxal nu am na ko mais dañu koy bàyyi ak suñu borom waaw mais Moustapha dogguma la mais est-ce que loolu aussi du argument bu yomb foofa dafa sori dafa ruqe nit ñi mais Chine a gën a sori te da ngeen fay dem di wuti bagage Chine a gën a sori te dafa sori dafay dem di wuti bagage parce que dañ faa gis nga c'est radiyallahu taala anhu sëñ Fallou Mbacké dañoo dem di ko laaj Bayre Ndiaye mu daal ne Bayrem Ndiaye xam nga mooy lan dee laal fu nit ña ne di jaay lu nit ña bëgg di wax lu nit ña di wax lu nit ña man tey neex deret booy lalan tey ji yor or di ko jaay te laloo ko fa nit ña ne wala nit ña man faa dem doo fa jaay dara fee nu ñu yóbbu ñoom ñoo la gën a xam ne kenn koo ci joxoon sa alal ne ko investir ko champ de course di ca wut dara di ca business du ko fa def parce que xam nañ ne dafa enclavé du secteur commercial kon loolu argument la boo xam ne argument bu positif la yow boo fa ñëwoon tey jii tey marché boo ñëwee da nga naan tey bu ñu ne marché boo laajtewu doo fa dugg parce que poulailler la gën a niru mais Moustapha ndax bañ leen di proposer yóbbu leen champ de course amoon na possibilité pour yéen ngeen wax ni fii baaxul ndax lii ak lii moo tax yóbbu leen nu bërëb sàngam parce que xam nga lu tax loolu am nañ possibilité parce que waxtaan amoon ngeen possibilité boobu amoon nañ possibilité bi parce que wax nañ ko ak ñoom waxoon ngeen ak ñoom gis nga sàng dafa am loo wax da nga wax ne sàng digge bor la waaw gis nga suñu autorité yi waaw dañuy toog ak ñun waxta duñu respecté seen i kaddu te gis nga kilifa dafay laaj bu waxee ak njabootam man sama kër jomm na maa wax sama njaboot loo xam ne bu subaa day niroog damay def leneen lu niroo toog la ma waxante ak ñoom dañuy wax ak yow tey bu subaa ñu def leneen te gis nga mbir bu fekkee ne da ngay cay liggéey nga bëgg ca njariñ da nga ciy impliqué ña ko moom commerce mënoo koo def mukk ne da nga leen ca bëggal jàmm te looy def te boole woo ma ca tama moom ko da nga maa contre defoo ko pour man defaloo ma ca lu baax très bien kon noonu la affaire bi demee Djibril Diakhaté waaw dañuy dégg xeex bi daanaka yéen rek lañ ciy dégg te am na fi ay kuréel yoo xam ne dañuy taxaw commerçant yi mën naa ci lim lu ci mel ne Unacois moo xam jàpp la wala yeesal wala bu mu ci bindi bu mu ci mën di doon lan la ñoom dañoo bokk ci combat bi da ngeen leen cee boolewul dañ cee warut a bokk lu tax duñ leen ci dégg waaw jërëjëf li nga wax de am na solo trop gis nga kuréel yu bari yooyu moo tax mën a atteindre suñu objectif parce que boo nekkee ci kuréel ay ati at te gisoo fa sa bopp wala defalu la dara loo xam looloo tax ñuy beru looloo tax kuréel yi ñun nekk nañ Sandaga ñu tëj ko une semaine gisuñu benn kuréel mu lakk gisuñu benn kuréel ñu ñuy pamte juróomi weer ci mbedd mi ñuy traîner gisuñu kenn ku ñu jàppale kon bu ñu débrouillé ba ñu jël ñu 2014 ndax fête de l'indépendance da doon ñëw Khalifa Sall jël ñu yóbbu foofu defar ñu fa benn hangar mais à quel prix suñu yoon nekkuti seen affaire la ñoom ñoo xam ñemewuma tudd valeur bi mu ko defaree yóbbu ñu fa. ndax valeur dafa wuteeg la fa ne. waaw lañ fa wax ak la fa nekk moom dañoo wute lool. fan la muy champ de course. waaw champ de course. mooy ba ngeen fa njëkkee dem. dafa am ñu fa njëkk a dem 2014 ñooñu dañ leen waxoon ne maa leen doon wax ne fii cimetière la
parce que 4C bi ñu ko dendaleel mu nekk champ de course muy 3C à côté de 4C noonu laa ko doon tuddee ña fa nekkoon duma lim ñi fa faatu waaye souffrir nañ fa souffrance boo xam ne daanaka ñu bari ñibbiwaat nañ dëkk ba. lan mooy doon seen souffrance dañoo amul. non xam nga tuxu gannaaw ñàkk client yi lan mooy doon souffrance ci boppam moom métti yow xam nga ne champ de course ay fas fa daan daw. waaw Dakar soo wootee 10 personnes nga ne leen fan mooy champ de course xamuñu ko. génération yi fi ñu ko nekk ñoo ko xam. dafa enclavé. waaw ndax xam na ñoo xam ne bu ñuy dégg champ de course Thiès lañ koy teg. dafa voilà merci beaucoup Thiès lañ koy teg dafa difficile d'accès. waa plateau sax ñu ngi may yóbbante riverains yi ni nee nañu une commune sans marché c'est inadmissible jigéen ñëpp am nañ problème arthrose. jigéen ñëpp ñu ngi souffrir tension parce que amuñu marché bu ñu duggee bala ñoo dugg dem ba Tilène parce que champ de course amul benn oto bu fay dem direct taxi boo arrêté 1000 francs nga koy fay encombrement bi nekk diggante Sandaga ak champ de course. tu peux faire plus de 35 minutes kon léegi ban heure ngay egg ba dugg ba demaat fële pour waar plateau 4 heures la ñu añ léegi amatul añu 13 heures de loolu amatu fa. nee nañ ma yóbbante leen. ñu xamal leen ne ñoom commune bu amul marché mënuñu ko accepter. biir plateau. waaw biir plateau. loolu moom yóbbante bi loolu la woon. Bamba lu aju ci cantine ya fa nekk nan lañ leen ko joxee dañ leen koo jaay dañ leen koo loué dañ leen koo àll parce que loolu dañ koy dégg mais xamuñu yéen a ngi naan cantine ya xat na ruqe na mais ci yenn condition ngeen jote ci cantine yi. waaw bon ma ñëwaat tuuti rek. parce que waaye jët Bamba avancé waxtu waa ngi dem. xam nga li tax may ñëwaat tuuti. waaw xam nga dama la wax ni la dañu créer ànd taxawu Sandaga pour ñu defaraatal ñu marché. nga ni donc yéen da ngeen di xaar ba dara am ngeen doog a organiser wu. xam nga léegi yaa ngi ne UNACOIS yeesal ak jàppoo lim assis. mais kuréel yooyu nekk fa la moo tax ñoom dégguñu leen ci xeex bi. donc kon li waral association ànd taxawu Sandaga créé wu loolu ci la bokk. parce que amuñu kenn koo xamante ne moo ñuy taxawal di ñu xeexal te dañu bokk ci organes yooyu maanaam di verser di am carte am lépp donc loolu su fekkee xeex dafa am maanaam jafe-jafe dafa am ñoom dañoo war a taxaw porter le combat comme defuñu ko nag ñun ñu porter combat bi suñu bopp. loolu moo waral loolu. bon cantine yi nga xamante ni maanaam màggatum lëndëm ku ko dajul mu daj boppam. jeex na voilà. ay ca bisimilah ñu ñëw ci cantine yi nga leeralal ñu ko. donc cantine yi nga xamante ni moom la ñuy jox fële cantine yi. kenn jaayuñu ko luyewuñ ko aussi dañuy wax ne site de recasement la boo xamante ni dañ ko defar pour marché yi nga xamante ni dañ leen war a defaraat marché bu ñuy defar ñu jël la yóbbu la foofu su marché bi paree nga dellu sa marché ñu indi beneen marché. site de recasement temporaire la. temporaire voilà am lu ñu leen àll. waaw voilà moom voilà. waaw moomuñu ko parce que dañ fa war a jógewaat dans 24 mois d'après li ñu waxoon. léegi nag 24 mois yooyu 6 mois jóge na ci te dara amagul Sandaga donc je crois que kon nar na ëpp 24 mois da ngeen yàggaat foofa. ah mais ci wàllu installation gannaaw cantine yi la foog nga ñëw si cantine yi parce que Ndiaye ñene la mu ne ci cantine yi ndax dafa baaxul. bon cantine yi ndaw na ndawaay boo xam ne ba pare gàtt na gis nga taw bi passé dafa mel ne ñu ngi nekk en plein air. waaw ñu ci bëri seen i bagage yàqu na parce que da doon senn tellement que boo fa tegoon panne rapidement mu fees. donc kon loolu defar bi des na dañu pamti daal. maanaam est-ce que tanewul woon Sandaga ndax Sandaga da nga ci dugg ci ay ruq yoo xam ne da nga naan fii nu fi marché mën a nekkee day jaxasoo dafa daan xat dafa ja ci nekk yëpp mënuñu koo wax ndax aussi ñoom décision bi ñu jël xëy na dañ cee demul ba jeex mais taxawoon aussi ne dañuy defaraat marché bi ndax wóoratul loolu ñuy wax par exemple bombe à retardement loolu ñuy wax drame ak nuñ ko mën di tuddee moom danger ngi ci doon yoon. donc nañ leen nangul loolu ci ne defaroon ko jot na xëy na kay li ngeen leen di mën a waxee mooy dañu ko sombi ba pare te yeggale wuñ ko loolu moom mën ngeen leen ko waxal donc yaa ngi woon ci cantine yu xat yeeg yu suufee yeeg yu voilà yuy seen yi mais est-ce que aussi tanewul yenn cantine yi nekkoon marché Sandaga également non tanewul Sandaga xam nga Sandaga bi mu lakkee bâtiment boobu ba mu lakkee la fa ñëpp jóge kenn nekkatu fa woon ca lakk gu njëkk ga ca lakk gu njëkk ga la fa kenn nekkatul benn commerçant nekkatul woon foofu lu fa nekkoon mooy ay mbalit kese ñoo fa nekkoon. ak i banti. waaw ak boo yoo xamante ni voilà te ñooñu journée bi duñ fa nekk ñun ñu nga fa la nuit lañ fay ñëw. ña lakkale woon ndax amoon nañu ak ndàmpaay am déet. ña lakkale woon. waaw gisaguñu ndàmpaay yi ba léegi. ci lakk gi li ñu bëri amu leen ndàmpaay. amuñu ndàmpaay waaw. kon defe naa ni fee ñu dem gënul woon Sandaga ci ñu. yëkkil sa micro Fall xanaa da nga xiif.
déedéet xiifuma de. waxal ci kaw. ma ne fa ñu dem. waaw gënu woon Sandaga ci ñun. aha waaw Sandaga ko gën fuuf parce que Sandaga ku nekk fexe nga ba sa place du senn ah. ku nekk fexe nga au moins client bu ñëwee di nga mën a am foo ko recevoir mu toog jënd normalement dem. fii nag place 1 mètre ak place 2 mètres 1 mètre boo dugalee sa bagage yow toog lan moo ci des client bu ñëwee du mën a sax dugg donc pourquoi ñu def ko ay 1 mètre. ndax foofu am na ay commodité yi nga xam ne mooy tax ngeen war fa nekk maanaam ay wanag yeeg bërëb bu lekkukaay yeeg ñoom seen. bon bërëbu lekkukaay moom amu fa waaye wanag amoon na fa. aha waaye wanag amoon na fa. waaw mu ngi fa ba léegi sax. aha mais dafa commencé mel noo xamante ni daal. neexul a jëfandikoo waaw neexul a jëfandikoo. dëgg la parce que ñu ngi sàcc robinet yi ñu ngi def ay kii. xanaa amul sécurité. bon marché bi amul dara marché bi dafa parewul dañ ñu profité yóbbu ñu foofu pour wane ni man réussir naa loo kenn réussirul loolu la ministre bi bëggoon. parce que invité nañ ko benn émission boo xam ne seen télé moo ko def ak nu mu tuddati Papa Ngagne. mu wax ne yow ak sa yëru yu rafet yi ndax waroon ngaa romb Sandaga sol sa yëru rafet yi ne li ma réussir kenn réussiru ko ba Papa Ngagne di ko laaj ndax loolu ngóora la. donc kon. kooku waaw moom promotion boppam la doon def daal liggéeyul te yàlla tax. léegi yéen ba ngeen jógee foofu ba léegi yéen a ngi ñaxtu nii fañ leen teg baaxul fañ leen jëlee lañ fa namoon def puso jógu fa. léegi xamu leen sax fan la dossier bi toll ndax mu ngi ci urbanisme wala mu ngi ci commerce léegi seen xeex yéen fan ngeen toll ak fan ngeen fas yéene jublu. ñun suñu xeex déjà booy xeex aussi da ngay xam ki ngay xeexal. ak ki ngay waxal voilà. waaw léegi ñun li ñu def actuellement. waaw dañu ngarale rek dañuy jéem a wax ak ministre du commerce di jéem a wax ak ministre de l'urbanisme. parce que ministre de l'urbanisme moo ñu fa jëlee te nee nañu ministre du commerce moom moo hérité dossier est-ce que mënu leen a jéem a jotee directement ci Macky Sall président. loolu comme moom nag mu leen bokk ñëpp ku waafe xëy na bu ngeen toogee dinañ leen wax ne diwa ko yor wala mu ne diw yoral ma lii ba mu joxe ay ndigal. parce que fi mu ne bu ngeen ngarale warul de Bamba. mais on est obligé dañuy ngarale dem fii parce que joti ci Macky Sall tamit yombul bien que joti woon nañ ci mais jotiwaat ci c'est difficile. très bien Malal ci kanam tuuti bëgg naa ñu wax doole ji nga xam ne secteur informel am na ko ci économie Sénégal mais dama bëggoon Moustapha bu weesoo cantine yu xat bu weesoo client yu ngeen gisul le fait ñu jëlee leen yéen commerçant yi Sandaga yóbbu leen champ de course dafa am yeneen conséquence ndax maa ngi dégg ñu naan am na ci gone yu jël gaal gi sax ñàkk gis luñ jaay wala ku jënd moo ko waral loolu xel mën na ko nangu yenn conséquence la am. waaw Mamadou Mamène Ndiaye lépp loo xam ne nii jëlee Sandaga conséquences yi wax nañ ko rek la ñu wax am na lu ñu bàyyi. gis nga booy yi xale yi ba Sandaga bañ ko fa jëlee léegi tey xale yu bari yoo xam ne da nga leen a xamoon Sandaga ay xale yu bari yoo xam ne da ngay boo leen gisatu sax doo leen ñemee laajte parce que da ngay jàpp ne boo leen laajtee ñu ne la gisatuñu ñëpp disparaître nañ ñii dem nañ ci mbëkk mi gis nga mbëkk mi dañuy wax rek naan ay secteur pes beeg yooyu mais ñi ci dem ci secteur informel kenn xamul nu mu toll. parce que xam nga nit ki bu fekkee ne dara da koo war këram dara war ko ci njobootam Sénégal ku ne xam na ni fi ne Sénégal gubar jaasee fi am. da ngay xëy dem wuti. ñëw indi dépasse wallaay nga boo xëyee dem gubar jaasi ji amoo dara nga ñëw sa kër war a xool sa njaboot war a am loo leen jox te joxoo leen ko defe naa boo des gor doo fa toog te kenn ku ne xam ne Sénégal joma tey Sénégal kenn ku nekk ci ñun xam na ne tey jii Sandaga nga nekkoon fa tey jii ñu jël la yóbbu la Sand Course xam nga ne képp koo xam ne nii dañ la da nga naan Sandaga la newoon Sandaga moo gën da nga faa newul rek waaye boo fa newoon doo ko wax tey jii mënoo jël place boo xam ne nii tey jii dangaa newoon nga ne place ya Sandaga d'accord meloon na ni meloon mais nam meloon ñoom ñoo gis nga état mooy accompagner mooy encadrer population tey jii lépp loo gis nga di ko def te encadrement amu ci désordre am ca parce que ni ko nit ñi waxee civil du yar boppam ñoom ñooy ñëw bu ñu ñëwee seetaan mbir moo xam ne nii xam nañ ne lii mënut a boo fa tegee ñu ne la teggi ko léegi mais dañ koy yaral bu ñu fa war a jël weccat ñëw jël ko fa bu ñu demee nag ba benn jamono ñu bëgg koo diaboliser ne lii baaxul day Sénégal ni ñuy def sénégalais fii kenn ku nekk seegul sa réew am réew boo toogee kenn ku nekk du la neex def dañoo jox réew mi dafa am ay organes yu ko seere organes yooyu ko seere tey jii ñoo war a xool li jaadu ñu taxaw ca balaa moo jéggi étape ba mais da ngay ñëw gis loo xam ne nii jaaduwut nga toog di ko seetaan ba benn jour nga bëgg a ñëw laax ba laaxaale ci sax ku ca bokkut ñun ñii tey ji buñ ne foofa nga xam ne moo nekkoon marché ba di bâtiment ba lakkoon 2013 di lakk 2013 ak fi nu jaar ci ay autorité toog ak ñoom buñ nee Sandaga bëgguñu ñu defar ko loolu koy wax da ngay wax lu la neex rek
parce que bu ñu bëggoon ñu defe ko fi ñu jaar fépp duñu ne dem nañ ba kenn ku nekk ci ñun 2013 ba léegi gisante nañoo médiateur Alioune Badara Cissé gisanteeg ku ne bu ñu fi toogee sax di dellu ginnaaw ñun li nga xam ne nii daal ci la ñu war a wax mooy li nga xam ne nii moo nekk léegi nii dafa am lu ñu waxante woon ak ñun dañoo ne woon Sandaga bombe retardement la tey ji bombe retardement la ba ñu jël dugal ñu ci sand course gee rey nu ba ñu dee fi mu nekk nii kenn ku nekk kër yi tas na njaboot ki tas na am na ci ñoo xam ne sax seen i soxna tey ji neexatu noog ñoom am na ci ñoo xam ne tey seen i njaboot dem nañ ndax sand course parce que amatu mais saako bu deful dara du taxaw kër dafa kër du waxe kese ko yor kon dafa am lu fay dem mais tey bu fekkee ne da ngay xëy ci marché yow booy ñibbi sax passe boo ñibbee doo ko am waxuma laa loo joxe sa kër mais njaboot gi bu ñu lekkul naanuñu nu ñuy def mais soxna si bu fekkee ne la nga warloog moom muy defatoo ko nooy def yow sax bu boobaa même moom bu goree toog itam yow yaa jébbal avance parce que dootatoo góor da ngay xam góor lay mottali këram mooy muy joxe dépasse bu mat bu koy wax kàddoom mën naa mat mais boo matalu ta dépasse sa kàddu mënatu ta mat moo tax kër yu bari tas kon may dama bëgg waaw allez-y dafa am rek loo xam ne parce que dafa nekk ci point bu am solo boo xam ne waa ñu dem dafa am lu bari rek loo xam dama ko bëgg a wax gis nga sànd course gee sand course gee nit ki bu fekkee ne da nga koy defaral dara li ma wax da nga koy impliqué bu fekkoon ne dañoo waxtaan ak ñun ci defar sand ga rek taxa leen a jóg kon tey jii dañuy ñëw ñu ubbi sand course ga ak immigré ko ànd ak ñoom immigré ko ñu ne Abdou Karim Fafana ministère de l'urbanisme moo defar marché bu mel nii ñëw na immigré ko ak commerçant yi mais patamee jante dafa am lu lalu ci biir loo xam ne Abdou Karim Fafana waxuñu ko woon comme moom nag dafa doon séntu ne politiquement xale la ñëw na am na ambition boo xam ne amoon na ko leeralu ko askan wi comprendre wu ñu ko woon noonu mais tey ji la mu doon def bu fekkoon ne lu baax la tey du fi jóge lan moo lalu ca biir lalu ca biir mais Abdou Karim Fafana mais maire de la ville la bëggoon a doon noonu xam nañu lépp ay sën lañu comme moom mag ko fop Abdou Karim Fafana la samay at boo ko génnee ci atam tuutee cee des kon du ma liggéey sama alal def ci la sëñ Cheikh Tidiane si waxoon la mu nu jaraloon xam na ko te ba tey jaral nañu ko nag du ma liggéey sama alal defar ko ba mu jekk ma ñëw war cee dund ak sama njaboot yow ma nga xam ne ba ma koy liggéey fekk woo ko mu jaral la nga ruinaare ma ba pare dem sa yoon day yomb seng yeenu ko senge ñu ngi leen bu ñu nañu xam suñu interlocuteur dañ koy defar fee site de recasement la bu fekkee ne defar nañ ko alhamdulilah nañu commencé projet su fekkee defaluñ ko nag ñun ñoo fa defaroon suñuy cantine te xam nañ lañ ko def ay seng rek lañ fa def su boobaa nag ñun suñuy programme xam nañ ko yor nañ ko du ñu bàyyi kenn Sandaga ne mu mel su fekkee dañ koo soxla te ñu am luñ ca bëgg wala ñu yéene ko ñeneen ñi du doomi sénégalais yi nañu ñëw dañoo faa defan alal du seen xel daa nekk ci non dañ faa defan alal te alal ju wóor nag alal jooju liggéeyuñu ko Sénégal dañoo immigré yoon ñu def ko su du nii la noonu ay millions de millions lañ fa def millions lañ fa def cantine yee ñu defar fee tey ji ñoom yàlla ñoo gën a xam ne bu doon seen alal lañ fay def du alal réew mi duñ ko fa def très bien Djibril Diakhaté su ma déggee problème yi champ de course bu weesoo li mu enclavé ñàkk gisu client ci la bokk na ci li ñu fay ñaxtu su ma jumul mooy problème principal bi ak ñàkk sécurité ak yooyu loolu sax mën nañu ko lijjanti mais est-ce que tey jotul surtout yow mi nga xam ne yaay yore wàllu communication bi ci biir structure bi yéen association ya fa nekk ngeen joué bu baax a baax ci communication lieu bi c'est-à-dire gën ko xamaleeg nit ñi gën ci communiquer pour que nit ñi xam ne lii am na buñ soxlaa lii fa lañ ko mën a fekk est-ce que yaakaaroon ne bu ngeen defoon loolu dina wàññi làqu gi ak li ko nit ñi xamul waaw xam nga loolu nga ñu wax yëpp nekkoon na ci suñu biir programme parce que préoccupation yi ñu tegoon ci taabal ji avant ñuy quitter foofu dafa nekkoon sur 9 points yoo xam ne inclusivité da cee bokkoon looy liggéeyal nit ki fexeel ba inclure ko ci loolu moo indi comité de pilotage ba ñu créé woon ba mu am consensus à l'unanimité programme boobu moo indi woon benn plan consensuel boo xam ne moo doon le nouveau marché Sandaga bi waroon exister mais troisième larron dafa jóge fële xam na fi may wax xam na boppam troisième larron mooy kan troisième larron waaw ci droit communal am la ñëwee muy le maire de la commune du Plateau Alioune Ndoye maa ngi koy waxataat encore fii ñu ngi koy lancé appel na ubbi buntam yi recevoir ñu parce que ay administré la ñu te moom mooy sunu administrateur il faut que mu toog waxtaan ak ñun parce que ñun bu du woon ak ñun moom du exister depuis 8 ans demande d'audience nanguwuñu ko accordé monsieur le maire Alioune Ndoye depuis 8 ans maa ngi koy waxaat encore chaque jour ñu daje en quoi il est concerné moom lu ci yoonam waa leeral ñu ko non moom nee naa la droit communal moom moo yore commune Dakar Plateau maanaam ngeen di fay impôt yi ngeen doon fay yooyu ca moom la jëm waaw am na une partie buy dem ci moom mooy tout ce qui est trottoir donc c'est lui qui a créé l'anarchie légaliser ko mu parce que illégalité la créé légaliser ko mu indi anarchie mooy encombrement trottoir c'est lui le seul responsable te daf ko hérité après bu ñu xëyee yóbbu leen policiers yi ñu jëlee daf ko hérité leen fa taf tafe leen ëllëg yi ñu ñëw laajaat seen impôt ma jox la ñaari détail rek
site de recasement bi ñuy wax ñun dañ ñëwoon président inclusivité lañ soxla biñ koy defar à 3 reprises interpellé nañu préfet ne ko da ngeen ñu war a wan fi ngeen di wut site bi na nekk lu adéquat doo ma fekk ci kaaf nga dugalaat ma ci kaaf soo ma fekkee ci kaaf da nga may dugal ci ngunu waaw bu ma jógee ci ngunu nga defaral ma kii dem ci néeg et mooy tax ma la xamal ne ambulant benn passage la rek tremplin la mais kenn ñaanu yàlla di ci éterniser loolu mooy problème ambulant crise de confiance nag dafa am sunu digganteeg autorité mais nangu nga ne anarchie am na ci te li ci ñuul mooy ñi ko war a xeex ñoo ko légaliser man loolu moo tax ñoo ci dugal anarchie sax kay déggoo li ma la wax boo légaliser illégalité yow yaa créé anarchie encombrement Dakar ñun mën nañ ko régler xoolal ñaari rue piétonne boo ko defaroon Dakar dootoo amati encombrement Faidherbe bi ngay dagg tali bi ku ñëw jëm gaar ba jàdd nii ku jëm Petersen jàdd ne li ko dalee Paku Lambaay ba Sandaga nga fermer ko nit ñi di wàcc di dox la plus grave erreur mooy pompier bii ñu supprimer def ko dem tay la ko marocain yi parce que Sandaga mënoon naa nekk foofu kenn du egg si biir centre ville bu fekkee loolu rek lañ bëgg mais le problème qui se pose mooy problème de crise de confiance la ñoom entre ñoom parce que liñ ñu digoon ak li ñu waxante woon ak ñëpp bi ñu tuxoo ba pare en tant que responsable parce que mënuloo demander quelque chose et son contraire parce que ñun vétusté Sandaga xam nañ ko dund nañ ko ñun ñoo sàkk woon pour ñu defar ñun ko ñu dem ba président parce que sunu maire nanguwuñu woon recevoir parce que nee na woon moom yorul Sandaga tutelu ville de Dakar la woon après li fi jaxasoo nag Khalifa jaar fii kii jaar fii nangam 3e larron bi daal di buruxlu mais ndax ak Khalifa tane woon na droit communal déggoo mu ne Khalifa moo leen yoxoon hangar ba déggoo loolu hangar la ñu defal lakkale déggoo loolu lakkale kay bam ne lañ ca def sañu ñu koo wax mais fii ñu toll nii tey ci seen jàngat yéen gannaaw ba ngeen xamee ni déglu ngeen waxtaan ngeen xool ngeen bind ngeen bokk ci ay ndaje lan mooy solution bi solution bi daal mooy toujours waxtaan du mos a jeex ci àddina pour solution am il faut que toujours waxtaan di continuer mais boo tëjee sa bunt bëggoo waxtaan ak acteur bi naka lay sottee ministre du commerce biñ ko gisee nee nañu je viens d'hériter du dossier xamaguma la wax na leen loolu ngeen dégg le tenant et les aboutissants xamaguma ko parce que ministre du logement lañ ko joxoon il faut ma xam lam ca def ak la ca des ak bala ma koy jël ki nga woowoon bërki démb mooy moom lañ jox modernisation des marchés lu mu la wax man fonctionnaire la am na yoo xam ne mënu ma dem ci rajo di ko wax dama yàlla jégal peut-être il est dans ses droits directeur AGETIP lu mu la wax exécutant la ñoo ko wax de ñun amul lu ñuy laax-laaqal bu ngeen ko déggee tamit Bah Diakhaté ngi nii toog ok exécutant la état moo may sant kon damay delluwaat ci président li mu santaane woon na xool ndax ñi ngi koy defar wala exécuté wuñ ko ndax def ngeen jéego bu dem ci moom parce que duñ la ko nëbb yàgg nañ la ko wax bu fekkee da ngeen bëgg a jaay marché Sandaga d'accord yéen a ñu mais yéen dafa mel ne da ngeen am ay information yu ñun yàgg nañ ko wax kuñ ko bëgg a jaay parce que seeni source lu mu leen wax parce que l'ancien maire de Dakar ville Khalifa ci biir ay discussion moom moo posé la question est-ce que marché Sandaga dina nekkaat marché la question est restée sans réponse jusqu'à ce jour boobu il était maire plein maire sax gis nga bi Sandaga lakkee mais booba am ngeen ay investigation yu ngeen def après pour xam lu tax mu wax ko ak ku ñu bëgg a jox foofu bi Sandaga lakkee œuvre humaine la c'est pas un accident c'est une œuvre humaine maanaam nit a ko taal te bis bu ñu yeggee ci joxe ay preuves mën nañ ko joxe dinañ ñu gëm wala duñ ñu gëm mais on sait ce qui s'est passé ñi ko def yàlla xam na ñun xam nañu ñoom xam nañu. mais ils ont des problèmes de conscience. mais monsieur Diakhaté li ngay wax nii dans un pays comme le Sénégal c'est très grave. non c'est pas grave. en kay naka la nit mënee pour des intérêts cachés ou quelconque dem taal foo xam ni lieu de travail ay milliers de Sénégalais la manal c'est pas grave ba pare mu toog comme ça impuni. non c'est pas lieu de travail parce que moment bi ñu koy def dañ koo def en sourdine faar ba ñu tabaski ji ñibbisee guñu ñu tëj marché bi ñu tëjee marché bi ñu ne léegi sunu bagage ñu ne ñu bagage yi c'est pas la peine ngeen koy jël danañ leen di wutal benn site de recasement ñu dem palais de justice magistrat yi ne ñu du ñu bokk ak ñun marché du nekk seen kanam le temps ñuy chercher yàlla nattu leen mu tàkk en une semaine ñun xam nañ ne œuvre humaine la parce que y a des témoins qui savent
vraiment que kii diw ak diw ñii ñoo ko doon def. te léegi yéen association bi mu leen mën a. mais l'état ci boppam. Ndiaye état ci boppam état ci boppam dafa xëy bi ñu ñëwee bi ñu defee brassard rouge dañ ñu ko interdire boobu Anna Sémou moo fi nekkoon ak Abdoulaye Daouda Diallo bi ñu yegsee ministre de l'intérieur la première chose bi mu njëkk a wax mooy l'état n'est pas responsable. qui est responsable man nekkuma sama boutique. kenn kan moo waxoon loolu Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo. temps yii moo nekkoon ministre intérieur. waaw kenn exercé wul biir Sandaga moment boobu parce que c'était 2 jours après la tabaski kenn ñibbiseegul woon pour reprendre kon bu marché bi lakkee on se demande kan moo ko lakk moo tax ma ne la œuvre humaine la. parce que des gens ont même avoué le maire a bien réussi son coup. loolu leer na te moom xam na ñun xam nañu. loolu leer na Malal loolu dematuñu comme secrétaire général association bi mi ngi ni ànd taxaw Sandaga. te toll nañu ci tëj bu fekkee amoo benn question bëggoon naa ko laaj. waaw mooy secteur informel bi secteur commerce bi impact bi nga xam ne Covid 19 bi jur na ko ci ñoom nu ñu ko dundee fan la gën a yàq. loolu maanaam loo xamante ne la vraiment ñun secteur comme nit ñu tuddee secteur informel. nekk na loo xamante ni Covid bi daf ñu laal bu baax a baax a baax te ba nga xamante ne président mi ngi jël ay ndimbal di ko joxe. xalaatuñ ci sax les commerçants wala ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur informel. waaw déet yéen nag ay privé ngeen nag maanaam ku jaay ba ngoon jot ci yéen bénéfice am këram la jëm. waaw am déet. mais bari na fi ñoo xamante ni ay privé te man li ma jaaxal mooy bi président tollee ci di laaj nit ñi ñu maanaam ñu joxe li ñu am. c'est vrai am na commerçant yu bëri yu yëngu. ay hommes d'affaires. association ànd taxawu Sandaga yëngu na. yéen a ngi ca woon. waaw waaye ca yëngu nañu. waaw day baax jël ngeen leeral nañu ko xaalis joxe. ñaata jël mat na 500000. li ñu joxe. te it def nañu ay masque aussi distribuer ko ci biir marché bi yëpp ay gel tout. ay ca bisimilah yeggale yaa ngi ci woon ci bi ñuy dimbale gaañ yi yéen sóoru ñu leen voilà. voilà donc kenn faalewuñu te mu nekk loo xamante ni ñun. dafa am benn maanaam pacte bu important boo xamante ni ñu ngi ko dox ci réew mi bari na ñoo xamante ni fii ci secteur informel bi la ñu nekk te lépp loo xamante ni ñu ngi koy liggéey génnuñu réew mi pour maanaam dem di jéggaani feneen pour doxal seen réew ñun dañoo toog demuñu Europe wala dañoo dem Europe liggéey ñëw investir suñu biir réew kon defe naa ni bu fekkee dem nañu ba. lu mel ni am est-ce que du Europe ba naqar rek ngeen ñibbisi. déedéet bari na ci ñoo xam ne peut-être dafa naqar ci ñoom ñu ñibbisi am na ñoo xamante ni jaaruñ sax Europe li ñu am yëpp fii lañ ko amee te actuellement ñi ngi wàcce ay conteneurs ñi ngi tamit maanaam embauché plusieurs personnes kon ñun nekk nañu ñoo xamante ni vraiment ñi ngi bay suñu waar ci dëkk développement réew mi. waaw très bien Moustapha sa kàddu gu mujj laata ñuy Malal ngay jox mu tëj. waaw sama kàddu gu mujj. mooy bon ci jataay bi bien sûr. ci jataay bi waaw ci jataay bi bien sûr gis nga li nga xam ne daal moom laa bëgg ñu di ko wax man président de la République laa interpellé moo joboote ñëpp te ñun mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk. comme mbaam gàtt na ci jur gi la bokk te ni ma koy faral di waxee rek geenab golo gudd na waaye loo ci laal borom xam ko ñun moom ñi nga xam ne ni ñun ñoo nekkoon marché Sandaga période bi ñu jëlee marché Sandaga vraiment période bu difficile la te ñi ngi dund bu metti léegi na jiima seet ñi nga xam ne ni ñoom la santoon ñoom ñoo jëloon suñu marché muy ministère urbanisme bi nga xam ne moo tojoon suñu marché ne da koy defar ci 45 mois ñi ngi koy wax ne ko marché loola mu waxante woon ak ñun defu ci dara te boobaak léegi ak njaboot ña fa nekkoon seen kër a ngi tas seen ak njaboot a ngi souffrir te léegi nag duñ ko mën a seetaan mu continuer ne di wéy ay wéyu di fa nekk ak ay ñoo xam ne nii dañ fay jaay lu bon di fa nekk ñun ñëpp ñu xëy di ko gis tey ji am na ñoo xam ne centre course gën leen yóbbu woon dañoo dem ba mënatuñu fa amal dépasse ñu delluwaat fan leen daal di woon di leen fa yóbbu di fa lal seen taabal di fa ci lu ñu am pour yóbbu seen kër ci Sandaga ca Sandaga kon loolu nag xam ne ak njabootam a ngi koy dund te ñi leen ko teg ak njabootam lañ te ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko tegoon ñoom la jëloon mbir moomu dénk leen ko ñu di ko def ñun xamuñu leen noonu ba ñuy fal président la ñu faloon pour yaakaaroon ne lu muy def ci Sénégal dinañu ci boole comme ni ma koy tëjee nag mooy li nga xam ne nii moom la doon dimbalee ki nga xam ne nag laaju la loo am bana koog yow moom mu ne la ma am bakoog man ma liggéey ca lu ma mën a dundal sama njaboot defe naa kooku nag neex naa jubóol te ñun président bi muy defay eddam ñun commerçant yi li nga wax sànq dañoo liggéeyu Europe naqar yi ñu ñëw parce que nit ki moom fu mu dëkk neexut waaye nag jàpp naa ne bi ñuy ñëw fii dañoo indi koppar nag investir ko ci réew mi
koppar yu wóor la ñu indi man mii nga xam ne ni li may wax ni damaa jóge ci àll ba bi ma ñëwee place bi nga xam ne moo gën a yomb ci ma jënd 15 millions 500 mille laa ko jënd fële ca Sandaga nga ñëw yàqal ma ko dem sànni ma ca àll ba jël ma fee yóbbu ma sànd course naan ma sànd course baax na cantine baax na cantine boo ñëwee tey ji yow ñu wax la ne la lee dépassé nañ fa 500 et quelques mille 500 et quelques lu ci li ñu ko waxee boo demee ci site yi di nga ko gis 500 et quelques millions dépassé nañ ko fa ba pare cantine booy mel ne vraiment loolu man mënuma ko rafetlu. dëgg la lu mel noonu boo koy éversir ci réew da ngay impliqué ña nga xam ne dañ caa bokk ñu ñëw fi mu nekk nii ña nga fay dund bu metti dund boo xam ne nii vraiment dund boo xam te lee buñ ci waxul nag loxo dina jib gémmañ te boobaa du ànd ak tip te loolu souhaité wuñu ko quoi vraiment nañu gestu njaboot gi dellu si waat ca Sandaga décision ya mu ci jëloon nga xam ne dafa waxoon ne da koy defar mu ñëw defaral na suñu marché ñu delluwaat ca su fekkee ne dafa am loo xam ne daf ko caa bëgg mu ñëw lañ fa defal mu ñëw de dommagé ñu jël suñu alal jox ñu dem defi leneen kenn ku ci nekk tey bu la joxoon la nga amoon bayee la gënal li nga nekk ne kon ñu delluwaat suñu tool bay booy boo na na changé position ci association bi mooy chargé de l'organisation chargé de revendication merci beaucoup chargé de revendication moom mën nga koo gàddu waaw mën na koo gàddu moom waaw man bala may tàggoo ma dolli tuuti rek waaw parce que site de recasement boobu dañuy soppi tur bi c'est un nouveau centre de retraité ñeen fa yóbbu yëpp c'est un nouveau centre de retraité ñeen fa yóbbu yëpp balaa 1 an dinañ dem retraite lu tax parce que marché dañ la yóbbu ne la marché la te doo gis ko le ne lii ñaata maanaam stress moo lay màgget loo romb na màgget kii li mu wax li mu bàyyee ëpp kër yëpp tas na kër yëpp a tas xale yi kenn jàngatul mais yéen promouvoir leen lieu bi nit kay bu ñu la joxee benn affaire doxul la koy tee doxul man ngeen ko promouvoir mais lañ ñu digoon xam lañ ñu waxoon moom lañ deful accompagnement ba ca waroon moom lañ deful actuellement xoolal Mohamed bu jamonoy dox da ngeen di ànd ak jamono Mohamed commerce en ligne bi sax mi ngi dox parce que ña cay yëngu dañ koy promouvoir yéen am ngeen site yóbbu nañ leen fa place la mais lan moo tee ngeen génnee seen xaalis teg ci taabal ji dox ci communication pour nit ñi xam ko mais xam nga aussi tamit toog nag fase say loxo état bee def lii ministre bee jaar fee Macky Sall la def lii en fait compte yéen a ciy perte rek mais ñu ngi def li ñu mën waaw man musuma dégg ngeen communiqué musuma dégg ngeen communiqué plateau bi dafa am condition yu fa demee ñoo ko fa def dañuy yóbbu rek sans condition amul accompagnement amul dara ku ci nekk sa boutique dépensé nga ci ñii 300000 ñii 500000 pour au moins nga mun fa nekk boutique yéen lañ jox noonu yéen ñu jox noonu ay xottu boutique lañ ñu jox kese damay ñu nekk ci période de pandémie ba pare ñu jëlee ñu foofu yóbbu ñu fële sans mesure d'accompagnement ni rien nga jël li nga xamante ni moom nga doon dundee def ko foofu yaakaar ne dina génn dara génnewul dara donc ñun on est à plat très bien actuellement amul ndox may ko déet Moustapha amul ndox foofu y a pas d'eau ci jamono ji ñu toll nii toilette yi amul ndox compteur ba SD dindi na ko lu tax qui est responsable parce que amul responsabilité non attends champ de course amul compteur ndox ba seen eau jël na ko amul ndox dégg nañu compteur ba parce que fayuñu parce que ministre bi la mu doon liggéey réceptionné gul marché bi il a fait semblant woo télévision ñu ñëw filmer voilà lii lañ leen defar c'est embellissant mais c'est un mouroir. très bien Malal wax ñu jox Diagne waaw Malal bala ngay tëj. waaye déet waaye seen deux secondes rek. dañu bëgg. waaw ñun commerçant yi nañu booloo. waaw parce que dispersion bii ñu def. waaw moo waral ku ñu war a yab rek yab ñu. tant que booloowuñu fukki association ruq bu nekk am benn duñu réussir dara. ñëw leen ñu def auto introspection ñu waxtaanaat suñu biir booloo nekk benn di xàccandoo di dóorandoo parce que yàgg naa wax ne li raam ci ñàkk ba la jëm Sandaga dañu dagg bopp bi yóbbu Sandaga course 2013 ñu ñëw 2015 ñu ne ndigg li na fi jóge barki dem lañ leen jële foofu lan moo des tànk yi actuellement ñi ngi leen jox sommation nee nañ dañuy defar jàkka ji te cantine yooyu dafa war a déggee parce que monsieur Fuller daf ne woon rond point Sandaga JOJ yi ñëw Ndakaaru doy set wicc da koo yóbbu ba kër Sëriñ ba cantine duuti fi des loolu la waxoon ku def loolu JOJ non kan waxoon kan monsieur Fuller monsieur Fuller xam na boppam monsieur Fuller mooy monsieur Fuller que ñëpp xam monsieur Fuller que ñëpp xam nañ ko mooy Abdou Karim Fofana waaw yow daa yaa ko wax de non man ci Moussa la ci Bamba laa ko déggee kii tekki di teg ay Fuller daal moom kese la nee na sérieusement moo ko sant xar kanam Ndakaaru la war a taaral ndax JOJ 2022 moo war a ñëw yàlla gis nga lu muy def tuxal na ko ba 2026 xaw ma. très bien Malal dimbale Moustapha Moussa. waaw 30 secondes rek syndicaliste bi. waaw bay man xam nga dafa am loo xam ne nii comme ni ñu koy waxee. gis nga nit ki su fekkee dafa bëgg lu baax.
su gisee ñi nga xam ne dañoo bëgg lu baax di wax ak moom da leen di déglu ñoom nañuy ñëw di wax ak jege si askan bi di wax ak ñoom. gis nga fi mu nekk nii dafa am lu am ba des ñoom su fekkee ne dañoo bëgg a liggéey ci Sénégal dañu xam ne adduna bi dafa am lu muy doxee bu fekkoon ne tey jii la ñu war a def rek def nañ ko encadrer commerçant yi gis nga waxuma la Sénégal mais Afrique de l'Ouest mën nañoo jariñ Sénégal dañoo am ñu xereñ ci commerce. am ñoo xam ne dañoo xereñ te bëgg seenam réew. tey jii yow Mamadou Mohamed Ndiaye mi ñëw na sama bitig ba tàyyi Ricis. xel comme élégance ñëw nga fa ba tàyyi. defe naa ne bu fekkoon ne tey jii encadrement ba war a am ci ñun du ñu am ay commerce di wëlbatiku tey jii bu ñu ñëwee Sénégal dafay am loo xam ne nii suñu autorités yi dañuy dem ba foyee suñu secteur bi ba daanaka boo bëggee dara dootoo ko mën a def da ngay dem gis nga commerçant bu fi xëy na bëre rek fàllito ci suuf parce que duñu la encadré dañuy toog di la fakkastale la ngor yeet loolu liggéey ñu yàqu ko yooyu dafa nekk loo xam ne nii dañ cee war a dafa war a jeex ci réew mi ñu jàppale seen réew jàppale seen dëkk jàppale seen askan jërëjëf su ko defee jàmm am jërëjëf tarkalla Mamadou foog naa ni toog nañu teg nañu waxtaan nañu tubarkalla jàngat nañu jafe-jafe yi jéem a itam xàll yoon ngir indi ay pexe yaakaar naa nag kilifa yi nga xam itam lii nu waxtaanee fii ñoom ci seen caggal gu ne danañ ci ténqaakas def loo xam ni dees ko mën a jëfandikoo ba li métti commerçant yi nekk Sandaga ba lii nga xam ne moom moo xëtt seen xol ba ñu waxtaanee waxtaan bu riis bi ñu mën ca sënkandiku pour saafara judd. mi ngi noonu Diagne jox téléspectateur u télévision Futur Média incha allah daje ay ca kon bi maa ko moom mi ngi noonu ànd taxawu Sandaga Tok Tek la woon ci télévision Futur Média beneen émission alxames bi di ñëw 17h ci TFM mbokk yi jërë ngeen jëf.